jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV seen émission diisoo amaan mbégte ànd ak yéen ci waxtaan wi di am ganeen gan ngir waxtaane réew mi tolluwaay bi waaye nag tey ñu waxtaane dëgg wàllum njàng ci biir Sénégal rawatina njàng mu kawe mi muy enseignement supérieur ñu am fi mbégte di ànd ak sunu gan professeur Serigne Amadou Ndiaye maa ngi lay nuyu professeur. Modou Mbacké maa ngi lay fay. Professeur bu ñu la doon présenté un peu dañuy wax ni professeur Serigne Amadou Ndiaye ancien doyen de la faculté des sciences et techniques 2009 jàpp 2015 ancien vice-président de l'assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar waaye fi mu toll nii nga doon président du comité sénégalais pour la chimie kon yaakaar naa ni présentation bi du ñàkk ngam loo ci dolli ngir ñu doog a xuus ci waxtaan wi sénégalais yi gën a xam tuuti kan mooy professeur Serigne Amadou Ndiaye. waaw jërëjëf Modou Mbacké. damay tàmbali di nuyu ak di sargal ci weeru tedd wi ñu nekk ñi nga xam ni ñooy seetaan seen télévision DTV. Merci beaucoup. di nag jël njaal ndax boo waxee njàngale mu kowe mi te am yëngu-yëngu yu xew ci biir mois de mai bi ñu génn ba bakkan rot ci ñu jël njaal di ko jox wayjuru Mouhamadou Fallou Sène di njaale aussi képp koo xam ne kii étudiant nga képp koo xam ne kii jàngalekat nga ci daara yu kawe yi ñi ngi lay jaal waaw Modou Mbacké bu ma bëggoon a dolli li may ciy dolli tuuti ci présentation boobu mooy man maa ngi dëkk bu ñuy wax Mbos ci département Guinguinéo la actuellement foofu laa dalee école foofu laa jànge ba am sama entrée en sixième ñëw Kaolack ci lycée Gaston Berger jànge fa ba def baccalauréat série C ci 1972-73 ma door faa jógee ñëw université de Dakar dugg université de Dakar fi laa jànge lépp fi laa ko defee daanaka ba ma amee sama maîtrise ma dem fa ñu wax école normale foofu dinaa fi taxaw tuuti ndax bi ñuy ñëw ñun bi may ñëw université ci jamono yooyu 1972-73 booba nii université mel léegi melu ko woon du ñëpp amoon i bourse ñun bi ñu ñëw dañu ni woon bu bëggee am bourse da ngay signer engagement ci triquinquennal pour ni boo paree da ngay dem jàngale fukki at ak juróom loolu dinaa ci dellu si lan moo taxoon loolu amoon kon bi ma ñëwee loolu laa signé doon prénormalien ci boobu jamono prénormalien yi mooy ñi nga xam ni bu ñu paree dañuy dem école normale ñu former leen ñu jóge fi jàngale ji seen bourse moo ëppoon tuuti bourse yi ñu amoon yi fa nekkoon ci jamono yooyu ndax booba 24000 moo doon bourse bi waaye ñun ñu doon prénormalien suñ bourse weesu woon na loolu ñi nangul woon doon prénormalien mbaa ñu signé engagement ñoom amuñu woon bourse kon ci jamono yooyu bari na ñu nekkoon université ñoo xam ni amuñu woon bourse ci jamono yooyoot nag ticket restaurant bi 90 francs la woon en 1973 waaw la ko jiitu sax la ko jiitu tuuti ci jamono yooyu ticket ndékki bi 40 francs la woon te it ñëpp amuñu woon bourse ñu néew ñu amoon bourse wute naag léegi bi nga xamee ni dañoo am une politique boo xam ne bii dañuy wax généralisation des bourses ku amul bourse da nga am aide bi ma paree ci université ba am sama maîtrise ma jaar école normale def fa at jóge fa nag dem jàngale ji sama premier poste bi may jàngale Abdoulaye Sadji Rufisque la bien sûr ma def fa ñetti at dellu soit université ndax bi ma nekkee Abdoulaye Sadji di jàngale damaa continuer woon di jàng di def sama diplôme d'études approfondies ñu wax DEA bi moo ko amee yàlla def ci 1983 ñu recruter ma ci université Cheikh Anta Diop ma commencé au bas de l'échelle ndax booba defaguma thèse waaye am naa diplôme d'études approfondies pour ñëw foofu laa tàmbalee ba tey jii damay tënk foofu rek ba tey jii nga nekkoon doyen faculté ba tey jii ma dox ba nekk professeur titulaire de classe exceptionnelle doonoon doyen faculté des sciences
diirum juróom-benni at 2009 ba 2015 bi sama ñaari mandat jeexee nag ñu fal keneen. voilà kon ci présentation kooku mooy professeur Serigne Amadou Ndiaye. professeur li nga ma expliqué fii lépp en tant que ni ma ko mën a waxee professeur titulaire mais ak expérience bi da nga am jàngat bu xóot ngir nattal ñu tolluwaayu njàng rawatina enseignement supérieur bu Sénégal 1960 ba léegi dafa mel ni même problème la Sénégal di dund coowal université coowal bourse coowal faat nañ étudiant jàppante ñoo ngi fàttaliku sax mai 68 boo doon def benn tënk di ñu càmbaral Sénégal am njàngam la ñu ciy wax. waaw boo Sénégal moom bu fekkente ni da ngay xool njàng mu kawe mi ci ni nga ko waxee départ 1960 dañu départ tuuti lu jiitu 1960 ndax 1957 la ñu commencé tabax université de Dakar boobu université de Dakar. bi mu 1959 Senghor inauguré ko. booba université bu Dakar moo doon fukkeeli université ak juróom-ñett bu France ndax booba université française la woon. ñi fi daan jànge ci réew yi Afrique occidentale yépp lañu daan jóge ak it Afrique centrale. booba étudiants yi mën na ni première promotion étudiants yi fi nekkoon. daanaka 50% yi ay tubaab la ñu woon ndax dafa am ñu jóge woon France étudiants ñëw 18e université la woon académie Bordeaux le Sénégal la université de Dakar bokkoon. yi ñeneen ñi nga xam ne doon étudiants ay sénégalais la ñu woon ivoirien béninois bon togolais. camerounais congolais burkinabé. à l'époque Haute-Volta la woon waaw c'était l'université de la sous-région. c'était la 18e université française et Afrique occidentale française ak Afrique centrale ñoo ko bokkoon donc université Dakar mooy première université boo xam ni ci Afrique bi moom la ñu fi jëkk a samp. kon loolu day firndeel ni am na lu muy symboliser ndax tam Sénégal dafa nekkoon capitale de l'AOF. waaw kon bu fekkente ni université bii tey nekk tudd Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dafay nekkoon première ci Afrique de l'Ouest nekkoon 18e université français kooku xam nga ni kon am na lu muy symboliser boo ko doon gam-gamlee tey 2018 université bi tey looy gis. soppiku na bu baax a baax ndax entité boo xam ne bii université la boo xam ne bii réew yi ko séq dañoo bari. nuroowul ak bi nga xamee ni bii université bi Sénégal la waaye teewul ba léegi mu garder caractère africain boobu ndax boo fi ñëwee nationalité yëpp nga fi fekk. nationalité yëpp nga fi fekk. waaye am na lu baree bari loo xam ne lii changé na ndaxte bu njëkk ni université bi meloon nga xam ni boo ñëwee ci biir université bi da nga fi fekk nationalité yëpp. ku ci nekk nationalité bu ci nekk am ab association ñuy nekk ci biir seen diggante ratax. ci la intégration bi ratax. lépp doon benn wute na ak léegi bi nga xamee ni daanaka boo ñëwee Sénégal moo étudiants yi nga xam ñooy sénégalais te mu nekk Dakar te normal ñoo ëpp. ndax fi may tàmbalee mooy. de 1960 ba 1968 université française la waaye bi ñëwee ba 1968 ak yëngu-yëngu yi amoon jamono yooyu nga xam ni yëngu-yëngu yi déparé wul sax Sénégal France la déparé boo ko seetloo dafa waroon daanaka àdduna bépp ci 1968 la grève bu metti am ci biir université bi grève booba dafa lawoon ba ci école yu ndaw yi ba ci lycée yi ndax booba man maa ngi lycée Gaston Berger mais dafa lawoon ba ci lycée yi. mooy tey lycée Valdiodio Ndiaye. mooy lycée Valdiodio Ndiaye tey ci jamono yooyu mai 1968 lu bari xew na fi ndax ci la étudiant jëkk a ñàkk bakkanam. justement danañ ñëwaat ci mai 1968 daal di koy indiwaat ci mai 2018 ak ndemu si àlla étudiant Fallou Sène mais da nga nekkoon di ñu présenter tuuti université bi
bii tudd tey Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngay wax ni dafa nekkoon Afrique ci dafa nekkoon bu jiitu ci Afrique nekkoon université bu français bu France tey boo doon xool soppeeku boobu avantage inconvénient bi ko France yilifee Sénégal amagul booba indépendance juróom-ñetti at ginnaaw bi la ko Sénégal du ko tàmbali gérer ay problème tàmbalee am mais ci qualité njàng mi dafa mel ni soppeeku am na moom itam. waaw qualité njàng mi ba léegi nii li étudiants yi bari ak li tolof yi bari saa yu ñu formé étudiant ba mu jógee fii université Cheikh Anta Diop wala ci université yi fu mu dem feneen ña koy yor ña koy accueillir nga xam ni day continuer foofa jàngam danañu xam ni kii ku man li kuñ formé la koo xam ni kii njàng mi ñu ko jàngal mu mucc ayib la ba léegi mu ngi fi loolu nag bu ñu deful ndànk danañu dem ba mu wàññeeku. lu koy wàññi pour yow lu koy wàññi. li koy wàññi mooy tolof yu bari yi ci biir université yi. ndax boo duggee ci université yi ñett kuréel ñoo fa nekk kuréel bi njëkk nga xam ni moo tax ñuy wax université mooy kuréelu étudiants yi kuréel bi ci topp mooy ñiy jàngale. kuréel bi ci topp mooy ñi nga xam ne ñooy gunge ñuy jàngale ci seen liggéey ak ci administration bi. ñett yooyu nag fi mu ne day am jamono yoo xam ni dañuy am loo xam ni lii dañ koy tawat ci seen liggéey pour gën a mën a def seen liggéey. te du doon loo xam ni parfois dana mat ba da leen di indil ñuy banque seeni loxo te banque loxo moom saa yu amee rek. day feeñ. mooy grève yu bari yi am waaw grève yu bari yi. kon de xanaa diggante 1968 ak léegi grève yi am bari na trop rawatina 2000 ba 2012 ba fi ñu toll ni 2018 grève yi dafa takkarnaaseem ba kon xanaa loolu moo laal niveau étudiant yi ba ñëpp di ko jàmbat naan fi ñu toll ni niveau étudiant yu sénégalais yi dafa wàcc trop par rapport ak yu njëkk yëpp. waaw niveau bi wàcc na tuuti ba léegi wàcc na ndax mënut a ñàkk a wàcc. bu fekkente ni quantum horaire bi ñu war a def mënuñu ko. bu fekkente ni aussi at mu nekk léeg-léeg dañu toll foo xam ne fii nañu def lépp pour sauver année bi. loolu day feeñ ci njàngale mi. parce que ñu ngi waxtaan naan sauver année bi moom sauver njàng mi gën a wóor. waaw sauver njàng mi moo gën a wóor waaye ba léegi tendance bi ci bi ñu am. boo ko seetee ci niveau général ak niveau yeneen étudiants yi ci yeneen réew. ba léegi wàccagul na nañu li ci wax li nit ñi yaakaar wàccewul noonu. ci niveau bi. kon ba tey bay wéyagul mbuus ngir mën a defaraat. waaw bay wéyagul mbuus. voilà waaw dañ ñëw ci xool solution suufeegul daal suufee boo xam ne mën nañu ni. suñu njàng tey jii baaxul buñ ko comparé ak yeneen njàng. voilà professeur Serigne Amadou Ndiaye ba tey ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru problème yi fi am yaa ngi wax sànq ni grève yu bari yi grève yu bari la ko indi mooy étudiant la muy jàmbat mooy bourse coowal bourse ca léegi dafa dem ba. saa yi ñu waxee étudiant bourse rek bakkan da ciy mën a wadd ñu ngi fàttaliku bu rombee mai 68 bi nga wane ci la étudiant njëkk a génnee àdduna ci fi nga xamoo ci Ndakaaru dafa law ba 2001 ci mujj ak daanaka 2014 ba tey 2018 étudiant ngi wéy di ñàkk ba kanam loolu yow en tant que professeur en tant que aussi ancien doyen faculté loolu loo yaakaar ni moo ko indi dëgg-dëgg ak ci la faute. waaw bala maa ñëw ci loolu Modou Mbacké dama bëgg wax tuuti ci njàngale mi encore ndax li ngay wax nii ci njàngale mi dafa doon lu am solo ndax ñiy séq université yi ci 2002 booba ci régime Abdoulaye Wade la dañu sàkkoon benn kuréel bu ñu tuddee carte universitaire commission carte universitaire. lu nekkoon booba dañu ni woon nañ def taxaw seetlu ndax njàngale mi ni ñu koy jàngalee. ci daara yu kawe yi. ak li nga xam ni mooy tàggat gi ñu leen di tàggat ndax tàggat boobu ci la ñu war a continuer wala waruñu cee continuer wala dañoo war a def ay réformes. kuréel boobu dafa doon wax aussi ni université Dakar muy université Cheikh Anta Diop booba. Université Cheikh Anta Diop étudiants yi dañoo bari
bari nañu bari waay goo xam ne gi war nañoo seet nan la ñuy def pour tasaare ay université ci biir Sénégal muy carte universitaire pour université yooyu mën a fexe ba université Dakar mën a noyyi tuuti. 2002 ba léegi. waaw léegi nag commission boobu bi mu liggéeyee commission bi mu liggéeyee dafa waxoon ni dafa dégagé woon lu ñuy wax un schéma directeur ni njàngale mi kowe mi war nañoo fexe ba képp koo xam ne kii am nga bac nga war cee mën a sóobu su fekkente ni bëgg nga cee sóobu waaye aussi parallèlement dañoo war a def ay école yoo xam ne yi danañu mën a former professionnel école de formation. waaw ak non ay institut yoo xam ni xale yi dañu ci mën a jàng moo xam ne bii bu ñu génnee rek dañu mën a daal di dugg ci liggéey te du laaj ñu di leen kiyaat loolu nekk na ci ñu net dañoo waroon a sukkandiku ci xarala yu bees yi communication yu bees yi ñu war nañ cee sukkandiku pour aussi pour njàng mi ci commission boobu bi mu paree ci la ñu arrêté woon ay université bu ñuy commencé sax wala lu tudd woon université CUR la woon waaw centre universitaire régional donc ñu ni nañ créer ay centres universitaires régionaux yu bari région bu nekk daanaka ñu. loolu moo indi ay Sine Saloum. waaw loolu moo indi loolu li mu njëkk a indi mooy Bambey ndax Bambey CUR la woon ñu tudde ko woon centre universitaire régional de Bambey ak Ziguinchor bi ñu jógee ci Saint-Louis Gaston Berger nga xam ni Cheikh Anta Diop ak Gaston Berger yàgg nañ fi bi ñu demee ba ci jamono yooyu bi ñu waxtaanee ba tënk li ñu tënk lépp ci këyit ni nañ ko doxale ci la Bambey juddu ci la Ziguinchor juddu. ay solution tàmbalee feeñ waaw ay solution tàmbalee feeñ. mais teewul ba tey Dakar moom. mi ngi fees xar-xarloo gi ndax plus de 80 000 étudiants. waaw na fi ñu toll nii. léegi teewul ba tey Ndakaaru fees ndax rôle université yooyu moo doon université boo xam ni fa mu nekk dafay doon université boo xam ne bii la nga xam ni mooy activité économique agricole ci foofa ci lay gën a orienté wu te it day permettre université Cheikh Anta Diop non étudiants yi nga xam ni moom la daan at mu nekk moom lañ fa daan yóbbu ñu mën a wàññi ko ba mu gën a mën a noyyi ñu commencé noonu ci Bambey ak Ziguinchor. Thiès aussi am na centre am. Thiès fekk na booba école polytechnique bu Thiès moom yàgg na. ndax dans les années 72 la woon. école polytechnique bu Thiès ñu ni Thiès aussi nañ fa def une université. donc bu ñu jógee ci loolu boo xoolee carte bi juróomi université la Sénégal am. mais malgré juróomi université yooyu nekk yu bees war a may doole UCAD taxawu ba tey mbir mi am solution naam yooyu ñu ngi dox. pour yow problème lan moo des. loolu li tax solution bi ñëwul ni mu waroon a gaawee mooy commission bi dafa waxoon ni université yooyu bu ñu leen defaree ba pare dañu war a gaaw màgg dañu war a monter en puissance. bu ko defee aussi Gaston Berger monter en puissance bu ko defee. étudiants yi war a ñëw Dakar yenn yi dem foofu bu ko defee Dakar xaw a mën a noyyi tuuti. loolu la ñu ni woon moom la ñuy def. loolu fa nga desee ndax état ñi ni fal ci bopp réew mi seen politique moo des ndax tamit foog nga am volonté politique ci wàllum enseignement supérieur ak formation professionnelle ba nga mën a am xalaat yu doxal sam njàng tamit. waaw volonté politique bi ñàkkul ndax boo seetee ni juróomi université yooyu ginnaaw gi natt nañu fi ñaari université yu bees muy université Amadou Mahtar Mbow. bu Diamniadio nga xam ni liggéey bi mi ngi avancé. kay jort nañu ni bu école di ubbi dana am étudiants yu ñu fa yóbbu. université bu Sine Saloum aussi léegi mu tudd université El Hadj Ibrahima Niass. UCN moom itam ci jamono yooyu ci bi après lañ ko xalaat war koo tàmbali mu war a def ba pare aussi ci liñ doon wax mu am ay ISEP institut supérieur d'enseignement professionnel yoo xam ne yi ñi ngi leen di tabax ci réew mi bu Thiès mi ngi dox am na ay étudiants te yooyu dañuy former étudiants yi bac plus 2 loo xam ne lii dañuy génn mën a daal di dem liggéey waaw mën a liggéey ISEP yi nag bari na yoo xam ne sumb nañu leen
ma yaakaar ni ISEP yooyu bu ñu paree université Amadou Mahtar Mbow pare université Sine Saloum pare te it nag ñu continuer université yi parce que boo xoolee Sénégal ñun li ñuy am ci ñu am bac bachelier yi doyul sax bay ëpp ndax bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñooy yeewoo Sénégal suñu population par rapport à loolu fii mu ne waroon nañoo am at mu nekk lu jege 150 000 wala 200 000 bacheliers. te amaguñ ko boo déggee ñi politique naan étudiants yi ñoo bari man tout le temps idée bi nga wax laay wax tout le temps su ma déggee lu mel noonu ma ne xanaa kon ñi politique naan bourse yi dafa bari ñu koy fay dafa bari bu Sénégal amoon li mu war a am ci njàngam kon xanaa Sénégal du ko attanati kon. waaw suñu étudiants ñun dañoo doyul bay ëpp waay ndax bu ñu xoolee suñu réew ak nit ñi fi yeewoo population bi li ñuy am ci ñoo xam ne ay bacheliers yi waroon nañ ko romb waroon nañu ëpp li ñu am ci étudiant tey kon étudiants yi bariwuñu bareeguñu bala ñu koon a bari ñu mu doon loo xam ni dafa dépassé ratio bi nga xam ne moom la UNESCO wax ci réew yi ak seenum njàngale te ma bëgg nga xam nit ñi xam ni njàng dafa doon loo xam ni moo gën a ëpp solo mooy tax réew dox cim réew facteur de développement la ndax nga am nit ñoo xam ne ñii ñu xereñ lañu ci wàllu domaine boo laal xereñ nañ am nañ ci xereñ goo xam ne gii la nga bëgg mën nañ la koo defal doo ko jëgaani fenn loolu dafa am solo dafa am solo li am solo dafa mel ni Sénégal dafay sàggane ndax bu fekkente ni président Sall yaa ngi bokk APR naam bu fekkee président Sall nga bokkal parti politique moom dafa gis ni dafa teg plan Sénégal émergence mënta am mukk li fekk amuñu ni ñu ko waxee sàng ay borom xam-xam am ay ingénieur ci bépp anam ba suñ carte d'identité yi nga xamante ni bi ñu ngi koy jox ay Malaisie ñu am ay ingénieur yu ko mën defar fi nga xam mooy Sénégal li ñuy jox ci ay marché yu bari di ko jox étranger yi Sénégal fii am doom yu ko mën a doxal mais dafa mel ni ñoom ñi politique seen doxalin dafa xaw a des rawatina fi ñu toll ni tout le temps nga dégg mbirum bourse étudiant di tardé étudiant génn ci mbedd mi ba am bavure policière ñu wax mbirum franchise universitaire ba tax loolu lépp indi ay difficultés professeur du ñàkkoon loolu am nga ci xalaat ni war nañoo soppi doxalin nag dëgg-dëgg. waaw mais boo jëlee politique actuelle bi nga xool le plan émergent nga xool le sous-secteur de l'enseignement supérieur xam nga laata ñuy def dara dafa am benn lettre de mission boo xam ne bi ci la présidence moo koy joxe ci la sukkandiku waaye dañoo woote woon ndëpp. assise waaw dañoo woote woon ndëpp ma la ca jóge ñu tënk ko ci fukki poñ ak benn jóg ko président war cee jaar. dafa réer loolu la ngeen déedéet réerul ndax boo xoolee ni boobaak léegi ISEP yi rek li ci dugg ci milliards kenn xamul lu mu toll ISEP yi nga xam ne ñu ngi koy defar 8700 milliards la ñu jël orienté ko ci formation professionnelle muy 8700 milliards wala 8,7 milliards. non waxuma 8,7 milliards du dara. li nga wax ko dafa bari 8700 milliards. milliards ba muy 1000 waaw. 8000. 8700 milliards rien que pour les ISEP. ak juróom-ñaari téeméeri milliards waaw ci ISEP yi. ci ISEP yi bul fàtte ni politique bi mooy région bu nekk am ISEP am na sax région yoo xam ne danañu am ñaari ISEP à terme département yi sax dañu war a am ay ISEP. pour mën a maaye Sénégal gi yëpp ci njàng mu koy mi parce que loolu rek moo ñu ciy génne tey ndax boo seetee li nga xam ni moom la ñuy dugal ci université yi bari na li ñu ci daan dugal dama la ni bu fekkente ni téeméer la juróom benn fukk ak juróom yi ci social la daan dem ci mbirum bourse ci mbirum dëkkuwaayu étudiants yi ci la daan dem 35% yi rek moo daan dem ci njàngale mi te même loolu ci boo fekkente ni loolu li nga xam ni moom la ñuy jëloon du ko dugal ci njàngale mi dafa doonoon loo xam ne lii sax taxul woon mu mat ndax université yi bu yi ci nekk ci Sénégal actuellement seeni problème mooy seen budget yi dafa doon budget yoo xam ne yi pour ñu mobiliser ko day jafe mais man li ma jaaxal professeur mooy bu fekkee état bi am na projet mbaa def na ko 8000 et quelques milliards ci benn secteur ci enseignement supérieur ak formation professionnelle lu ko mën a tere di fay bourse yi à temps ba étudiant du génn ci mbedd bi
ban koy fàtt ndax bavure waaw policière. loolu problème boobu moom yaakaar naa ni lu ñu war a jóg la. ndax étudiant bi nga xam ni nee nga ko am nga bourse. bourse am boobu moom ci la yaakaar pour jàng. bourse bi dañ ko koy jox pour jàppale ko pour mu njàngam. waaw ndimbal la mais ndimbal la waaw. pour jàppale ko. léegi nag ndimbal loolu nga koy jox pour mu jàppale ko bu fekkente ni bi nga ko waree jox joxoo ko loolu day indi problème. ndax ku ñëw université am bourse ñu war laa jox sa bourse nga toog ba au mois d'avril. jotoo sa bourse day fay metti lool kon côté boobu laa ni. gouvernement bu ak bu mu mën a doon war na cee taxaw. ba nga xam ni daf koy jël def ko priorité. gis nga ni bii li xewee Gaston Berger ak étudiant Fallou Sène mi ñu faat enquête baa ngi wéyandi kan moo faat ak lu xew li ma gisagoon ci enquête bi mooy am na ku tiré li ñuy wax arme à feu ab gendarme moo tiré voilà ñu ngi xool fu mu nar a mujjeendi mais gis nga ni ci état taxawee noonu la xeex bi étudiants yi grève na lu yàgg président recevoir na leen recevoir ay entités yu wute finalement yokk na bourse yi dem na kër ndemu si yàlla Fallou Sène jaxal fa 10 millions francs CFA ak la ca aju lépp pour yow loolu mooy solution bi ndax. waaw non xam nga mbir bu amee ci tàng-tàng bi. da nga seet nan la ngay def pour nit ñi dal. loolu moom lu war la lu jaadu la. que étudiants yi jàmmaarloo ak force de l'ordre yi ba li xew-xew président ubbi leen buntam ñu ñëw mu waxtaan ak ñoom ndax loolu kenn rafetlu ko. kenn rafetlu ko. ndax étudiant bi nga xam ni moom yorul aw xeer dong lay yor. ak dooleem. bu jàmmaarloo ak force de l'ordre yi nga xam ne dañoo yor ngànnaay. loolu baaxul loolu saa yu amee. musiba lay indi ndax même bu kenn faatuwul am na da nga ci gis loo xam ne day am ñoo xam ne dañu am gaañu gaañu yoo xam ne yu metti lay doon ba day des dañuy doon. ay woy laago kon loolu lu ñu war a génne lu ñu fi war a jëlee la ndax lu ci mën a am rek étudiants yi boo toogee boo leen woo waxtaan ak ñoom lu jiitu lool nga boo woo leen waxtaan ak ñoom defal leen xam nañu dañuy xalaat am nañu xel danañu xam ni boo leen waxee loo xam ne lii nekk na dañuy mën a ànd ak yow te loolu day tax violence du bari gën a di waxtaan ak étudiants yi daal am kuréel yoo xam ne dañ ciy waxtaan ak étudiants yi di leen laaj seen di leen dëfal te it nag taxaw ci bourse yi ba nga xam ni bu beneen yoonee du am retard ci bourse yi ndax bu ñu ko defee priorité li jaaxal ñu bari professeur mooy bi étudiant Fallou Sène génnee àdduna ci ngoon si la étudiants yi jot message que ni bourse yi disponible na ci lu muy amoon na UCAD bu yàggul rek am na fi affrontement bu amoon entre force de l'ordre ak étudiants yi ba am benn chambre bu lakk ca ngoon sa lan commencé fay bourse yi dafay mel ni kon état tout le temps dafay réagir ne ci ginnaaw faaw xeex am cooki ba li xew-xew mu soog a réagir. non yaakaaruma ne benn état dana fonctionner noonu Modou Mbacké di xaar ba li am lu cooki am di xaar ba cooki am dafay toll ni bu fekkente ni yaa ngi commencé di toppatoo bourse yi di leen toppatoo dafay am fu bari fu mu war a jaar ndax li ma lay wax rek dafay am fu bari fu mu war a jaar visa yu bari yoo xam ne dañ ko war a def pour ñu mën a génne xaalis bi pour fay bu ñu demee ba nga xam ni nag fi mu ne mbir mi nee na këtt ni jonn te étudiants yi ñoom mënuñu xaar dañuy génn boobu laa ni dañu war a def tout pour bala ñoo génn ñu di leen jox seen bourse bu fekkente ni le 5 de chaque mois mën nañoo fexe ba di leen jox seen bourse ñu te mu doon loo xam ne lu régulier lu fixe la loolu dana tax dootuñu génn waaye bu fekkente ne da nga ni le 5 danaa la fay dem ba le 15 fayoo kooku coow lay indi loolu mooy indi problème loolu moo tax ma ni li xew war naa tax ñu am luñ ci jàngat ren ndax xewoon na 2001 dikkaat 2014 ci Bassirou Faye dellusiwaat 2018 ci Fallou Sène dafa doon loo xam ne nag loo xam ne pour man war nañu ne arrête doy na nañu def tout pour bourse yi nga xam ne moom la ñu jaglee étudiants yi ñu di leen ko fay le 5 ou plus tard weer wu nekk bu le 5 jotee fekk fay nañ leen mbaa commencé nañ leen a fay te bañ di xaar fi mu toll nii ginnaaw étudiant Fallou Sène mi génn àdduna dafa mel ni dafa am benn ping pong
jeu de cache-cache lay nuru entre ministre Mary Teuw Niane Amadou Ba finance kenn ku ne mel ni yaa naan sa morom du man yow la li xew ba tax étudiants yi sax ni ñooñu nañ démissionné jàngat bu am ci loolu en tant que ancien doyen faculté des sciences. waaw xam nga kuréelu gouvernement bi ñoom ñëpp dañu solidaire li ñuy wax solidarité gouvernementale. ndax ku ci nekk dafa am sa cër mais sa cër boobu bala moo mat sa moroom moo koy mottali. kon loolu ñoom ñëpp lu xew ñoom ñëpp la concerné ñoom ñëpp ñoo ci yem responsabilité ndax ñoom ñëpp ñoo yoru ñoom lañ dénk réew mi ñu dénk leen ku ci nekk secteur bu ci nekk ni la liggéeyal ci biir secteur kon foofu man du ma ni kii la wala kaa la. mais ñoom ñëpp la. mais dama ni la solidarité gouvernementale. moo tax ñoom ñëpp la. lépp ñoom ci ñoom la. waaw li muy am dafa bari ci réew yu Mary Teuw Niane ñu bàyyi ñu ngi naan nag jot na mu dem nag ndax ab ministère nga yor ko ñaari étudiant ñàkk seen bakkan ci même condition yi ci sa responsabilité ndax gisut nag Mary Teuw Niane dem na ngir yàlla wala. déet yaakaar naa ni du noonu parce que man ci li ma xam Mary Teuw kenn gënu koo xam mbiri université ndax bu fekkente ni da nga nekk ndax réussir na. taxaw maa ngi ñëw bu fekkee ni da nga nekk ci benn sous secteur. muy enseignement supérieur. nga commencé fa doon enseignant. doon fa directeur d'UFR nekk recteur ah. représenter enseignants yi fu bari. nekk ministre compétence moom mënu ko romb. sur le plan compétence. compétence mënut a romb. par exemple Mary Teuw. mais nag professeur compétence daa war a refléter ci résultat. waaw dafa am secteur yoo xam ni yu jafee yor lañu dëgg la yu jafee yor lañu nee nga ci am na ñaari étudiant yu ci faatu. Bassirou Faye ak Fallou Sène li ma xam mooy loolu doonul loo xam ni moom gënal na ko ndax ni ma ko xamee ak ni mu xamee njàngale ak ni mu xamee yorum njàngale. loolu donc te am na compétence ndax réforme yi nga xam ni waxtaanoon nañ ci te mu koy appliquer mi ngi appliquer réforme yi dafa fekk ni nag boo ñëwee ci université yi dama lay wax léegi par exemple université dellu si waat ci université Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop tey juróom-ñeent fukki junniy étudiants ñoo ngi fi 90 000 étudiants 90 000 étudiants ëpp na trop weesu na ëpp dama lay wax ni am na dëkk yu mag yoo xam ne ci Sénégal yu doon région la fay yeewoo li yeewoo bi université Cheikh Anta Diop moo ko ëpp tey bul fàtte ni ñi nga xam ne ñooy étudiants yi ay xale yi ay ndaw lañu ñoo xam ni seen yaram dafa gaaw a tàng kon dafa aaje am na leen gérer dégg nga dafa non seulement dañ doon war a gérer mais dañu war a xalaat aussi noo xam ne nii université Cheikh Anta Diop dana wàññiku étudiants yi dana wàññiku ba toll foo xam ne fii lu neex a gérer lay doon te loolu ay universités yu bari mooy université yu bees yu ubbi ba pare ñu continue politique bi ñuy def ISEP yi ak def yeneen université ba nga xam ni étudiant bari bi dëkk Kaolack ah exceptionnellement lay ñëw université de Dakar bien que l'université de Dakar sera nationale yeneen université boo ci dem université nationale lay doon mais ni ñu defoon ci collège de proximité yi ba nga xam ni lycée yi dañoo yokku ba suñu candidat yi bac yi yokku loolu aussi war nañ ci xalaat ci biir ci université yi ba nga xam ni étudiants yi duñu dépaysé duñu jógee par exemple seen région waaw Diourbel ñëw Dakar amuñu fi parents loolu lu politique bu ñu war a continuer la waaw c'est important professeur dafa am sàngal foo laal fu am solo muy mbirum bourse yi naam président yokk na ko mais xam naa loolu dafa bokk ci ay pexe politique ngir apaiser un peu la tension mais dëgg-dëgg problème bi étudiants yi moom nee ñu yokk baax na waaye nag di ko fay à temps ñu bari ñu ngi poser problème mu banque bi danaa ko tudd muy benn banque bi ko monopoliser muy Ecobank étudiants yi nee ñu bu leen seet sekkero ak suñu micro def reportage yi ñoom nee ñu nan ko tasaare buñ ko jox rek benn banque mais nan ko multiplier banque yu bari bu ko defee rangi ak buuxante bi dana mën a wàññeeku loolu de xanaa yow da nga ci ànd nag ngir état mën a soppi doxalin bu fekkente ni dëgg-dëgg
monopoliser ni ko banque ni ko Ecobank monopoliser vraiment dakk lu jaadu la. waaw xam nga dalal bi président dalal étudiants yi dama koy rafetlu. la ca jógee aussi dama koy rafetlu ndax am na yeneen réew yoo xam ne boo fa demee daanaka lu ma juróomi at yu nekk bourse yi yokku. ndax niveau de vie bi ci boppam. dafay yokku. donc ñu yokkal étudiants yi kooku man lu ma rafetlu la ñu wàññi ticket bi lu ma rafetlu la. kon dafa doon aspect yoo xam ne yu am solo la. ci mbirum bourse mi ci li nga wax nag ci Ecobank. xam nga mbir mi ba muy door. appel d'offre la woon. bi mu doonee appel d'offre am na banque yoo xam ni dañoo bankoon seeni loxo ndax mbirum étudiant bari nañu te neexuñoo canaliser. ña nga doon ragal booba bu fekkente ni dugg nañu ci étudiants yi am nañu def loo xam ne lii dana gàllankoor seen liggéey. maanaam ñu xëy ñëw dugg ci biir banque bi ñoom ñëpp ni kenn du liggéey. mu gàllankoor seen ba ñu ragaloon. ba ñu ragaloon. mais léegi bi ñu demee ba xam ni Ecobank mi nga xam ni moom moo d'accord ñëw ànd ak état bi liggéey ci loolu ci bancarisation. pour bourse yi pay bi gën a yomb. gën a ratax ci étudiants yi ñu gën di bañ a kii. bi ñu xoolee ni fi mu ne étudiants yi bari nañu ñu boursiers yi bari nañu bari waaye goo xam ne gii daanaka mu ngi bëgg a ëpp seen loxo. war nañ koo ubbi. ndax am na ay opérateurs financiers léegi. budul banque yi. bari na banque yi mën nañ koo ubbi. ba ku ci nekk par exemple ñu wax la ni université bi wala faculté yi. banque bi moo leen di gérer. faculté bi banque bi moo leen di gérer. université sangam bii banque moo koy gérer. ba nga xam ni bu ñu demee ba toll ci fayu guichet yi aussi ñu yokk guichet yi. président yaakaar naa wax na ni danañ yokk guichet Ecobank yi. waaye bu ñu yokkee guichet Ecobank yi aussi dañu war a ubbeeku ci yeneen banque yi ci sama xalaat. ba nga xam ni ñi nga xam ni ñooy fay étudiants yi. du doon rek benn banque. dañu doon structure financière yu bëree bëri. jot bourse rek tax nga fanaan ci buntu guichet di rang def fa daanaka 24 heures metti na mais professeur dafa am beneen mbir moo xam du ñàkk dañ ci sax mas a liggéey xëy na ci muy mbirum franchise universitaire yi. tout le temps mooy boole étudiant ak force de l'ordre dañuy fekk étudiants yi ci seen biir campus xëpp leen ay lacrymogène mooy kaaw Gaston Berger barki dem ba Fallou Sène ñàkk ci bakkanam loolu ndax jotut ñu xoolaat réforme yooyu aussi. xam nga loolu dañuy wax autonomie des universités. ak franchise universitaire. di fekk étudiant ci biir cas exceptionnel lay doon. normalement moom la war a doon. te it pour nga wax force yu ñu ñëw bu dee université dafa am lu ñuy wax assemblée de l'université dañ ci war a juboo loolu cas extrême lay doon cas bu demee ba metti ba jéggi dayoo ba intervention war nañ mën a ñëw te it dañu war a sécuriser bu ñuy ñëw dañu war a sécuriser mais sécuriser nag léegi bu fekkee da ngay dem di sécuriser bay gaañ day indi problème. maanaam indi ordre par créer des waaw ndax am na jamono yoo xam ne dañu doon wax police universitaire. nga xam ni ci biir université bi lay nekk waxtaan ci ba nga xam ni ñoom loolu maintien de l'ordre ak biir université bi ci foofu la ñuy liggéey. waaye xam nga li ñuy wax rek franchise universitaire léeg-léeg dañ koy violer. saa yu ñu ko violer nag day indi. jëya ci saa yoo waxee viol rek am na ku jàdd yoon. waaw maanaam. ndax def la wërta def la. waaw def loo wërta def la. man daal li may wax mooy dañu war a am ay espace de dialogue ci biir université yi. espace de dialogue dëgg la boo ñëwee université bu mel ni Cheikh Anta Diop am na médiateur. koo xam ni mooy waxtaan ak étudiants yi. étudiants yi bu ñu amee lu ñuy tawat moom la ñuy dem gis mu waxtaan ak ñoom. defal leen. léegi nag dama yaakaar ni médiature boobu dañ far a doon loo xam ne lu gën a yaatu lay doon. mu doon un espace de dialogue boo xam ne bii. structure boo xam ne bii étudiants yi la bala ñoo def lenn. dafay toog waxtaan ak ñoom te it di alerter. par exemple
bu ñu demee ba li xew université Gaston Berger kenn ñaanu ko lu mel noonu xewaat. kenn ñaanu ko pour mu bañ a xewaat nag. il faut ñu xam wut ay structures yoo xam ne dañ ciy waxtaan. tey nag li gën a am importance mooy bourse bi waxtu wi nga xam ne moom lañ ko war a fay. ñu di ko fay maanaam le 5 au plus tard. foofu nag pour man mooy dañu war a def bourse muy priorité. dañu war a def bourse. di ko fay à temps muy priorité buñ ko defee muy priorité budgétaire foofa dootu am benn problème ndax saa yu waree wàcc dana wàcc étudiants yi jot ko buñ ko jotee duñu am problème. bu boobaa la fay des mooy seen diggante ak njàng mi ak ñi leen di jàngal te bu fekkee ñun rek ñoo ci des. diggante étudiant ak enseignant moom problème du bari. professeur dafa am ñu bari ñu jàngat ni président Macky Sall moom ci xeñam ab étudiant waroon naa noppee jooy ay rongoñam waroon naa mën a fer koo xamante ni bii UCAD gi nga jàngee ba tey nga doon njiitum réew dund nga jafe-jafe étudiant bu yaayam wala papaam amul doole sa bourse nga yaakaaroon kon moom daf ko dund ak ay moroomi étudiant ba tey na ci bopp réew mi waroon naa mën a bàyyi xel loolu ñu bari ñu ngi xalaat ni ak président Macky Sall daal lii am bett na leen trop ak moom fi mu jaar. waaw fi mu jaar moom pur produit de l'école publique la pur produit de l'école publique. donc xam na jafe-jafe yépp xam na ko. waaye diggante xam jafe-jafe yépp ak am moyen yoo xam ne da nga mën a saafara jafe-jafe yépp. wuute na te it nag bi mu ñëwee ak léegi ci li mu def. wax naa la ni boo jëlee ISEP yi. 8700 milliards kese loolu ci ISEP yi la jëm. mais boo demee ci. pour fàttali fii UCAD. am na ay pavillon yu bees yu ñu fa tabax pour étudiants yi. juróomi junniy lal yokku na ci par rapport à 2012. boo seetee aussi budget social bi. dama la ni li ci jëm lépp ci njàngale mi. 65% yi c'est du social. 65%. téeméer boo jël. juróom-benn fukk ak juróom ci mbirum bourse mbirum dëkkuwaay mbirum faj étudiant. ci la jëm. comme ni nga ko waxee woon léegi mais li am li ñëpp jaaxal mooy bu fekkente ni étudiant dafa war a doon priorité pour un Sénégal émergent dafa mel ni président Sall moom dafa inverser tendance bi ay infrastructure lu mel ni ay terre da ko gën a yitteel ay centre conférence Abdou Diouf da ko yitteel ba tax mu bàyyi fële li gën a am solo doon pilier bi mënta ñàkk pour réew mi soxaleeku ca mooy njàngum ak sama xam-xam ci doomu réew mi. mais duma yooyu moom ay infrastructure la tey boo seetee njàng mi ni comme ni ma la ko waxee. aussi parallèlement ñi ngi tabax université Amadou Mahtar Mbow. parallèlement université Sine Saloum. parallèlement am na ay ISEP. am na ay ISEP. parallèlement loolu am na ay centre d'excellence ci biir université yi. boo xam ne mi ngi yëngutu ci mbirum wér-gu-yaram doom yaay ak doom. bële ci mbirum xarala yu bees yi mathématique. te li ñuy investir ci njàng mi. fii ci Sénégal. bari na dëkk yoo xam ne àgguñu foofu ci taux de pourcentage d'investissement ci mbirum njàng mu kawe bi. problème bi mooy répartition bi ci boppam. ak it priorité bi nga xam ne moom lañ ko war a jox. ndax yaakaar naa tey tey dafa am ay secteurs yoo xam ne yi c'est des secteurs yoo xam ne yu war a doon priorité la. muy enseignement supérieur éducation d'une façon générale. santé agriculture. ci booy xool nag loolu Sénégal dafay sooxe yooyu nga tudd yëpp. barki démb la waa santé génn ci grève baykat yi ñu ngi jàmbat santé bi kenn waxatu ko. enseignement bi aussi. xam nga atum ren.
at spécial la lan moo tax ndax 2019 élection dafa am at mu jiitu atu élection mu mën a doon rek saa yu jotee ñi nga xam ni ñooy liggéey corporation bu mu mën a doon day jóg ni at bii kat war naa cee profito lu ma war a xeex rek ci juróomi at yi ci kanam naa ko xeex ci atum ren mi pour loolu nag waroon nañu mën a anticiper ndax ñëpp xamoon nañ ni moom 2018 dana doon at moo xam ne mii ñëpp danañu jóg ba pare itam président Sall dafa signé woon na syndicat yu bari bi mais doo ko ñëw au pouvoir 2012 waaw loolu laa ni politique d'anticipation boobu waroon nañ ko def xam ni 2018 ñëpp ku ci nekk da nga jóg laaj sa ak sa yelleef rawatina nag bu fekkente ni am na loo xam ne da ngeen koo tënkoon ci këyit dama yaakaar ni ay accord ku ko signé da nga war a def tout pour jéem koo respecter mbaa boobu boo ko mënta respecter bala ñuy jóg nga woo leen waxtaan ak ñoom xamal leen lan ak lan moo mën a nekk ak lan moo mënut a nekk loolu dafa doon loo xam ne lu am solo la xam nga réeroo amul ñàkk a waxtaan am même ci université yi waxtaan dafay poser problème donc président Sall taxawal na dialogue au conseil social mais booy xool mbir mi fi ñu toll nii ba tey dafa am tagatémbe day dem ba sax leen le PM mooy jël dossier yi parce que day dem ba waxtaan day am blocage waaw xam nga waxtaan ñaar a koy seq tout le temps boo bëggee waxtaan te gisoo koo waxtaanal waxtaan day jafe danta ci am situation yoo xam ni boo nee ñëw leen ñu waxtaan te ñi nga ni ñëw leen ñu waxtaan ñu ni ñun du ñu ñëw ndax il faut bala ñoo waxtaan ak yow nga ni lii loolu dafay tax waxtaan du mën a am te réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk dañ ko war a waxtaane buñ ko waxtaanewul nag langue gu toog fële ni man du ma waxtaan yow boo ko seetloo ba seetlu ko bëggoo réew mi jëm kanam ndax ku ci nekk mën nga am xalaat ci lu mu mën a nekk rek waxal sa xalaat bañu ne la sa xalaat duñ ko wéyal mbaa sa xalaat kiiwul nga ni man kat wax naa sama xalaat waaye sama xalaat moom nee nañu wérul donc mais joxe ko voilà professeur ñu ngi xëccu jëm ci jeexal suñu émission mais du mën a ñàkk ñu def benn résumé bu ndaw ci expérience bi nga am en tant que professeur à l'UCAD mais solution yi d'abord parce que fi ñu toll nii moom ñëpp a jaaxle tiit loo jàpp ni ci lu gàtt état Sénégal war na koo def daar ba nag situation bi Sénégal toll ci problème mu enseignement supérieur bi ñu mën koo weesu. solution bi nga xam ni moom mooy jikk mooy bourse yi nga xam ni mooy faral di indi coow. ñu fexe ba bourse yooyu ñu koy fay bala coow xew di ko fay. le 5 au plus tard de chaque mois. benn ñaareel bi ci njàngale mi war nañu seet tey. def noo xam ne nii formation professionnelle dafay nekk loo xam ne lii lu wér la ci Sénégal nga xam ni day am structure yoo xam ni moom moo chargé wu ci loolu comme ISEP yi d'accord ñu ngi fi ñu kii ko troisièmement danaa dem ci université yi aussi dëgg la état li muy def bari na waaye état mënut a def lépp comme état mënut a def lépp nag dañu war a xalaat noo xam ne nii université seen bopp danañu jaay seen expertise danañu mën a jaay seen xarañ gi nga xam ne moom la étudiant di xarañ damay jàpp ni man am na université yi yoo ak façon njàng yoo xam ne yi ñuy dem ci biir université yi waroon nañ koo développer damay seet ni université de Dakar boo ñëwee département bu mel ni département biologie animale ak biologie végétale ak chimie ñooñu war nañu mën ñoom ñu fexe ba wutal leen benn tool lu ñuy wax champ école ñiy jàng ci mbirum agriculture di fa dem di ko mën di pratiquer aussi di ko pratiquer ñiy jàng ci mbirum biologie nga xam ni maanaam càmm geeg mbay di ca pratiquer ñi nga xam ni ñoo nekk département chimie aussi ñu xool yan produit la ñuy def pour mbay mi ñu seet nan la ñuy augmenter rendement yi. ndax li ngay wax ni mu doon tool boo xam ni mooy jeexal théorie bi. waaw tout le temps UCAD dañuy jàng rek théorie rek la ñuy def. waaw mais pratique bi am na fa. war nañu mën a pratiquer. mu doon loo xam ni lii bu dee tool la ferme mu nekk fa lépp nekk fa la fay ñore. ñu di ko jaay. muy dellu ci biir université yi. multiplication semence yi aussi ñu mën ko jox ni par exemple université de Dakar wala université Sine Saloum bi bëgg a ubbi lii ci
def leen ko defar leen ay semences. ñu jaay ko dañ koy jaayee ak tool ya ñuy def ak loolu. mu dellu ci biir université yi. ferme ba ñuy def. races yi ñuy amélioré ak lañ fay def lépp mën a delluwaat ci biir université te étudiants yi dañuy am pratique. bu boobaa étudiants yi dañuy am pratique nga xam ni université yi seen bopp dañuy am fonds yoo xam ne ñoom ñoo koy moomal seen bopp ndax ñoo ko seenu ñaq lay doon. voilà la vente de l'expertise ma yokk ci leneen. aussi gouvernement bi aussi dafa am yenn consultation yoo xam ni bu ko fekkente ni mi ngi koy def war na mën a dem ci université yi jox leen ko ñu def ko mu fay leen parce que boo jëlee 800 millions wala 1 milliard pour benn étude nga dem di ko joxe cabinet boobu day def sous-traitance day ñëw ci université yi gis universitaires yi ni leen man kat lii ak lii defal leen ma ko jox leen ci musal leen ci ñooñu defal ko jox ko directement ci université yi dama ni état marché bi mën na dem directement ci université yi ni leen lii ak lii laa bëgg. c'est important bu ko defee ñoom bu ñu jëlee buñ ko defaree loolu ba pare la mu naroon a fay benn cabinet boo mu fay ko keneen mu jox leen ko ñu dugal ko ci seen budget. voilà dañ lay gërëm professeur mais duñ mën a jeexal duñ wax ci wàllum politique tuuti ndax ñu ngi dëgmal élection présidentielle 2019 2 minutes lay doon. waaw sa parti noo ko gisee pëccëxoo bi bari na APR ñu ngi naan sax mi ngi mel ni benn daanaka lu kenn xamul cacophonie bi am gëm nga ni président Sall dana mën a am deuxième mandat situation bi nekk ni coow bari na le professeur. gëm naa ni dana mën a am deuxième mandat. foo ko teg. fi ma ko teg mooy centre yi muy Dakar ak yooyu foofu la nit ñi waxee mais boo demee ci àll bi. am na ay politique publique yoo xam ni président def na ko yoo xam ni ñu bari gis nañ ci seen bopp. PUDC. CMU ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bourse familiale yi yoo xam ne yi yu am solo la ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi ba ñooñu gis nañ ci seen bopp may wax nag ni pour man deuxième mandat bi yomb na président te daf koy am mais campagne électorale campagne agricole bi ñu jëm dafa doon loo xam ne lu am solo loo xam ne lu ñu war a réussir la ndax fi mu ne ñu ngi ci commencé joxe jiw yi ñi ci àll bi nga xam ni bay la ñuy dundee te mu nekk ni Sénégal téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ba ak juróom ci mbay ak lu nekk ci lu yëngu ci mbay ci la ñu nekk dafa doon loo xam ne lu am solo la loo xam ne lii kon campagne bi ñu jëm il faut ñu mën ko réussir. il faut ñu réussir ko seen arme bi ñu war a campagne. joxe semence. préparer pour bu ñu àggee ci campagne ba. ba nga xam ni du am benn coow. danañu mën a jënd li nga xam ni mooy ñore ci moom la nit ñi ñoral. ci jàmm ak salaam. voilà professeur dañ lay gërëm bu baax incha allah dañu amaat occasion amaat beneen plateau lu gën a yaatu vraiment mbégte la woon ci ñun si xëyee waxtaan. macha allah li ñu doon séntu ci waxtaan wi am nañu ko ca ndax tontu nga suñuy laaj li ñu soxla woon mooy sa expérience macha allah xam-xam bi en tant que koo xam jàngalekat nga ci njàngum Sénégal tollu ci ay jafe-jafe vraiment dañ lay gërëm bu baax di la bàyyi rek nga tëj plateau bi. waaw jërëjëf Modou Mbacké damay dellusiwaat di nuyu Sénégal yëpp di leen balu àq nag di leen baal àq ci weeru tedd wi ñu nekk. weeru koor nga xam ni kuy jëkk yi nga xam ni yërmande rek la jàll na may ñaan suñu borom wàcc xéewal ci suñum réew amiin tabarakallah jubale nit ñi xol yi tàppe xol yi ba tolof yi nga xam ne léeg-léeg muy am mu doon loo xam ne lii suñu ginnaaw lay féete ñu di ko fàttaliku jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp jërëjëf Modou Mbacké. Merci beaucoup mu doon professeur Serigne Amadou Ndiaye ancien doyen de la faculté sciences et techniques bu UCAD incha allah kon beneen émission beneen waxtaan ci beneen sujet ñu ngi di ànd ak suñu programme ci DTV jaa ngeen jëf.